lii nga xam ne tey mooy remise de fourniture scolaire yi ñu war a jox teg ci loxo IEF ñu séddale ko ci école Kaolack yi yëpp ndax xale yi tamit baax na collectivité yi di leen taxaw di dimbale parents yi ndax ku ci nekk xam na ne parfois dañuy jànkonte ak ay jafe-jafe pour satisfaire demande bi besoin yi nga xam ne xale yi am nañ ko. loolu mooy activité bu njëkk bi mu nekk nag loo xam ne mu ngi tolloo ci matériel bu toll ci 14 millions 500 muy fukki millions ak ñeent ak juróomi ak téeméeri junni. ñu teg ci tamit li nga xam ne mooy sunu contribution beneen ba nga xam ne war na toll ci 4 millions 500 ñu dugalaat ko ci mbirum éducation pour gën a jàppale waat IEF ak secteur bi yëpp. leneen li nga xam ne mooy enrôlement ñu wax ne ñu ngi enrôlé tey 4000 élèves mu ñeenti junni xale ci couverture maladie universelle xaalis bi taxaw na li ñuy xaar rek mooy liste yi pour ñu mën a dugal élèves yooyu. am na sax point boo xam ne gisuma ko ci muy école inclusive am na loo xam ne prévoir nañ ko pour dugalaat ko pour jàppale leen defe naa ne Amadou moom moo yore fànn boobu mooy li ma lim sànq ci kaw. li ci des nag mooy di leen ñaan lii nga xam ne moom la maire yi fasloo ak éducation mu nekk loo xam ne luy continue la sànq wax nañ fi performance yi nga xam ne tey matériel bi tey dafa nekk matériel bu gën a performant ñuy raisonner en termes de dématérialisation wala de numérisation ñu leen di wax nag ne ci loolu bàyyi nañ ci xel bu baax te dana am beneen taxawaay boo xam ne dinañ ko taxaw pour que xool nu ñu leen di jàppalee pour ngeen mën a disposer de photocopieuse ak yëpp yi nga xam ne matériel performant la nga xam ne dana gën a dimbale liggéey bi pour mu jëm ci kanam. li ci des mooy nuyu entrepreneur bi nga xam ne tey moom moo ñëw war a tabax centre d'état civil bu moderne bi nga xam ne bu mucc ayib lay doon te day dëppoo ak jamono. état civil mooy defar extrait de naissance yi waaye aussi kayit yi nga xam ne dafa aajoo ci ku génn àdduna ñu war koo toppatoo pour mën ko denc kayit yooyu ñuy soxla état civil da koy defar. affaire sëy muy mariage état civil loolu mooy liggéeyam kon nag état civil pàcc bu am solo la ci mairie moo tax nag ñu gis ne fi ñu nekk dafa xat ñu bëgg a tabax bâtiment bu mucc ayib boo xam ne dana nekk R+2 moom la ñuy waaj a posé léegi def guichet yu bare yokk guichet yi yokk bureau yi defar ay toilettes yoo xam ne bloc toilettes yoo xam ne yu dëppoo ak jamono la pour mettre les travailleurs dans de bonnes conditions. loolu nag buñ ko mënee def yàlla def na ci PACASEN lañ ko amee PACASEN nag ñëw rek di séddale PACASEN nee nañ ci texte yi day jënd résultat déglu ngeen ko léegi ci français jënd résultat mooy maire yi yëpp dañ leen di mettre à l'épreuve di leen tester di leen noter comme élève bi jàng nga def examen boo jàllee nag ci lañ lay jox xaalis boobu ne la liggéeyal sa dëkk. yàlla def na nag Kaolack liggéeyal nañ leen ko ba jàll na te dégg naa sax lii nar a ñëwaat moo gën a neex ren déwén incha allah rabbi kon nag defe naa ne maire yi amatuñu lay xaw ma ban maire mooy ñëw fii waaye amatul lay na xam ne da lawal nañ ko ba mu nooy nepp na ñëw jël PACASEN bi liggéeyal ko dëkk bi population yi jëriñoo ko. loolu nag bu amee il faut ñu gërëm ARD bi nga xam ne moo ñu doon coaché mais équipe bi ñu fi teg mu nekk comité boo xam ne dañ ko teg ñoom ñu war a saytu di xool ñoom tamit liggéey nañ liggéey bu rafet. dama ne maa ngi fii lu mat juróom ñeenti at di mu méngoo ak ñëw Mariama Sarr ci mairie bi waaye li ma gis mooy depuis bi mu nekkee fii musul jóg di def lu mel nii musul jóg di def lu mel nii saa su nekk lii woo nañu fii jox ñu li nga xamante ne moom mooy dem ci njàngum xale yi ñu yóbbu ko jokk xale te ren li ñu gën a tax ñu kontaan mooy ren année bu particulière la année bi nga xamante ne madame le maire mu ngi ci équipe sortante ñu yaakaaroon ni la muy def gëmm ko waaye tey firnde na ni
la muy def nii gëm na ko te wane na ko. ñu ngi lay jaajëfal. état civil mooy mairie dama wax sànq ne fukki nit bu ñu la doon wax ne la ñu ngi dem état civil jëmuñu mairie ñu ngi jëm mairie jëmuñu mairie état civil lañ jëm donc nit ñi état civil sax lañ xam xamuñu mairie d'ailleurs la preuve nit ñi sax mairie la ñuy wax maa ngi dem mairie te fekk en fait état civil lañ jëm boo defoon liste ci buntu bureau yi di émarger ñu fay jaar mën naa la wax ne je reçois pas moins de 500 personnes par jour te loolu firnde bi yomb na ëpp na ko sax ndax bu fekkee yaa ngi dem defaral extrait de naissance di ci fay 300 francs par exemple man dans une journée nga am une collecte de 200 000 bon cela veut dire que foofa c'est un milieu qui est fréquenté yàlla defal nañu jàmm nag ah fii yàgg nañ fi lool ndax man mii di wax ak yow 1963 laa judd fa lañ ma déclaré ba at yi ma am nii fii la nit ñi ma sa nekk buñ toogee ba léegi nag ba en 2021 yàlla boole ñu suñ kilifa gu baax gii mu ñu defal ñun lu mel nii mais sant rek laa ci def wax naa ko nag ne ko li ma ci gën a neex mooy nawloo nga ñu ndax man nit ku ma mënti àndal te nawloo ma rek duñ mën a ànd te lii yaakaaruma ne ministère am ba mu nekk Dakar wala bureau bi mu am fii ci kaw dàq na ko mais noonu la ñuy ànd ak nit loolu rek laa ko wax naa ko it ne ko taarix bind na ko taarix bind na ne état civil bi yaa ko fi def loolu du dañ ni taarix bindee ne bi nga nekkee maire lañ commencé jël ay cadeau arbre di ko jox suñu doom yooyu rusuma koo wax parce que fi ma ko waxee fi la amee te ñëpp a ko seede